kaan yi ma si sànni rek mooy na nit ñëpp fagaru rek feebar bi feebaru fagaru la nañ leen fagaru li ñu joxe ñëpp tey muy poste de santé yi muy centre de santé bi muy ñeneen ak ñeneen li ñu joxe dañ ko joxe pour nit ñi mën si fagaru parce que booy fagaru d'abord ki lay faj njëkk a fagaru te ki lay faj pour mu fagaru foog ñu accompagner ko ay jumtukaay moo tax tey dañoo jox poste de santé yi ak centre de santé sami mais demain après demain daañu jox ñeneen ñoo xam ne nekk population bi seen biir maintenant li am solo nag mooy nit ñi fagaru toog seen kër yi set téye xale yi wax yëpp daal tey école tëj na président tëj na école yëpp pour lan pour nit ñi mucc mais xale yi mucc ñu ba léegi parce que ñu si mbedd mi donc jumtukaay yi ñu joxe noonu dañ ko symboliser rek ne ñëpp dañu war a am jumtukaay pour mën a setal seen bopp ku meeri jox jëlal ku meeri joxul soo amee sa bopp utale sa bopp yenn yi pour sa kër avant muy dégg si yow. tey mu war ne xeex bi wéetoo ci parce que gis nañ taxawaay yi nga xamante ni moom mooy waa Kër Docteur président bàjjanu gox yi tamit teew na délégué quartier yi tamit ñëw nañ. même le conseil municipal aussi tamit ak ñi nga xamante ni moom mooy GIE. te ku ne GIE fi jigéen ñi fi mu toll nii yaakaar naa ne wax ne ñoo yor sax fi mu toll nii quartier yi. effectivement ñoo yor aussi tamit wàllum lu ci bëri ci xale yi ñoom la. tey nga dajale leen tey ana lu waral boobu taxawaay. waaw parce que ñoo yore dëkk bi imaam yi délégué de quartier yi bàjjanu gox yi présidente GIE yi ak sunu médecins infirmiers yi ñoo yor àdduna ñoo yor Sénégal ñoo yor Grand Yoff donc ñooñu boo leen dajalee su paree dinañu mën a véhiculer message mu dem loolu si jublu parce que ñëpp mënu daje si salle bi parce que dañu interdire daje mais ñooñu rek boo leen tànnee nga jox leen li nga leen war a jox information ñoom mën nañu ko yóbbu loolu moo tax ñu tànn leen ñooñu pour ñoom bu ñu jógee fii ñu relais information yi actuellement nii ñu ngi formé si suuf ni 150 xale yoo xam ne bu ñu paree rek jox leen seen jumtuwaay dès suba ñu dugg si terrain bi commencé sensibiliser nit ñi équipe la nga xamante ne ñoom aussi duñu mën a wàll kenn du leen wàll su ko defee ñoom ñu mën a dugg waxtaan ak waa dëkk bi donc wax la ne ñun lépp loo xam ne laaj na ko pour ñu fagaru pour am jàmm daañ ko def parce que président bi mu waxee rek nañ def nañ def nangam pour fagaru ñëpp war a jóg def ko voilà lii du affaire politique affaire dëkk bi la dëkk bi ñu la concerné tey kenn amul jàmm parce que même amul benn ba amul dara Grand Yoff it ba amee Thiès exemple yow doo nekk jàmm parce que Thiès sa dëkk la bokk Sénégal la ba amee Matam sa dëkk la bokk Sénégal la donc jàmm ji mooy kenn bañ ko am partout dans le pays loolu mooy jàmm ji moo tax ñu oote ñi nga xam ñoom la concerné waxtaan ak ñoom te am nañu yaakaar ne ñoom bu ñu jógee fi aussi dañu organiser wu xool nu ñuy def ba message bi tas nit ñi toog seen kër yi set bàyyi dajaloo bi. en fait ñaanuñu yàlla àgg fa te gëmuñu sax ñu àgg fa ba tax na ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi mu ngi amal ndaje ci kanam tuuti ngir day amal li nga xamante ni moom mooy confinement wala li nga xamante ni kat moom mooy couvre-feu xëy na ñàkk taxawaay ak ñàkk jël en charge li nga xamante ni moom mooy feebar bi moo waral tey ñuy wax ci yooyu mbir yi nga xamante ni kii di njiitu réew mi nar na ko jël. ana ban message ngay lancé li nga xamante ni moom mooy askan bi. non xam nga njiitu réew bi lu mu munti jël ci décision en tout cas man maire Grand Yoff awaa Grand ànd nañ ci yi des dañ ko déglu rek mais fi mu toll nii ñun lii phase prévention la ñu ngi fexe prévenir nit ñi ba ñoom ñu mën a am jàmm mais à part loolu ñu ngi dem ci beneen phase boo xam ne accompagnement social la doon nit ñi tamit il faut accompagner leen socialement président bu joxe ay digle ba pare ñun maire ñooy fexe ba digle yooyu nit ñi bu ñu ko appliqué tamit ñu am coono xam nga koo tere génn këram te Sénégal fi ni ñuy dundee mooy dem uti dépense ñëw toog joxe togg añ dañuy dund au jour le jour donc yooyu ñu ngi koy sóor bu ëllëgee tamit mu mënu jàppale ñëpp tamit dañ jàppale ñu bari ci plan Sénégal ñu ngi commandé ay ceeb ay dund ak suukar pour xool ñu jàppale population bi boobu ëllëgee aussi dañu mën toog seen kër yi donte que ñëpp mënuñu daj tamit mais ku sa wërsëg nekk nga mën si jàpp mais li ëpp solo daal mooy wér-gu-yaram moom amul prix donc lu président mën a wax ngoon tamit tënku nañ si waaw lu mu wax rek tënku nañ si te dañ ko appliqué comme ni mu ko waxee incha allah rabbi. tey nga indi fii jumtukaay yi ngir wàllum cet. waxte gis nañ li nga xamante ni moo am solo li nga xamante ni ay don la. nga indi ko fii ngir li nga xamante ni moom mooy commune Grand Yoff. lii nañu ci ay kii rek. waaw don yi
dons yi ay masque la ak gant ak combinaison dañu ma chaque poste santé am combinaison yoo xam ne tey su fekkee ne gis nga benn cas suspect da ngay mun solu dem mën ko jël mën a xool ni organiser ak moom ak ay sous-blouse yoo xam ne tey nit ñi bu ñu solee seen blouse ba pare moom lañu teg ci kawam pour suñu wàccee bàyyi ko seen bureau ba ko yóbbu seen kër muy infecté ak eau de javel ak ay madaar ak lépp loo xam ne daal dañu ko soxla pour jumtukaay dañu gis ne ñu bari poste santé yi dañu daan des fois dañuy sëgg di menace ñu bëgg gars yi ba ñu nekk en contact ak sol bi ñu wut ay seau yoo xam ne daa nag ay bantam ak racleur à part yoo xam ne yooyu pour fa weer kese lañu koy doyee jox poste santé yëpp ak suñu santé de santé donc yooyu mooy yi si gën a am solo daara yi suba lañ war a daje ak sëriñu daara yi waxtaan ak ñoom seen matériel bi ngi ñëw léegi si kanam muy ay paanu ndaw ay saabu eau de javel ak kotol pour daara yi ñoom dañuy xool dañuy accompagner daara yi ba nga xamante ne ñoom tamit dañu mën a mucc si feebar bi donc yooyu yëpp ñu ngi si donc yemb tey loolu la tey si ngoon dinañ indiwaat pour daara yi incha allah suba bu ñu réunion ba pare daañu xool nuñ beneen aussi mooy marché yi donc ñun marché yi dañ ko war a désinfecté donc am naa réunion ak suba délégué marché yi si ngoon 15 17 heures bu ñu paree réunion bi mën ak ñoom daañu xool fii ak dimanche du ñu tëjee marché bi désinfecté ko ñetti marché yi désinfecté ko ba pare nag xool na lu ñu organisé woon nag ba ñu fay dugg nag ñu bañ di duggandoo par mbooloo di jënd di génn mais loolu xalaat la boo xam ne ñu si xalaat xool nu ñu def pour ne pas di tëj marché yi carrément mais ñu xool ñu organisé woo daal ba dugg ak génn bi mu wàññeeku d'une manière boo xamante ne duñ fa nekkandoo ensemble duñ génnandoo ensemble yooyu waxtaan bi suba lañ koy waxtaan xool ku ne jël sa xalaat indi ñu xool nag nu ñu si kii mais daal de toute façon président boo xam ne nañu tëj marché yëpp tey yëpp tëj suba grand moom tey yëpp tëj voilà mais comme tëjaguñ marché yi ku nekk yaay xool noo organisé woo pour wàññi fréquentation bi wàññi contact yi ñu daan si organisé wu ba wàññi contact ak fréquentation. diggante askan bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy chef santé bi. est-ce que yaa ngi ciy dox ay jéego ngir que bu xamee ne kat gis nañ alerte. wala ñu gis doomu aadama boo xamante ni. léegi naka su dul noonu. wala yaramam sudante na. ngir ñu mën a am possibilité pour déggante. voilà si ndigalu suñu médecin chef major ñaar dañuy jox mu coordonné parce que suñu médecin chef dafa nekk si comité bi nga xam moo nekk si district bi moom mi ngi jàppal district bu baax si côté boobu major ñaar mooy coordonné Grand Yoff depuis boobu ba léegi nag aussi cas bu ñu gis aussi dañu oo médecin chef bi mu oo major ak police gendarme ñëpp nekk si biir am na ay cas suspectants yi biir Grand Yoff mais ñëpp boole seen doole dem seetu ñooñu wax ak ñoom ba tey ñu ngi leen seetu donc loolu am na fi donc léegi chaque poste de santé dañuy joxe médecin infirmier de poste bi am nañ numéro dañ koy jox population bi ak délégué quartier yi imam yi bàjjenu gox yi ak président yi dañu am numéro infirmier de poste bi ku gis lu la jaaxal moom ngay woo rek moom mu woo directement médecin chef bi wala nag major ñaar pour ñu xool ñu organiser woo par rapport ak loolu. xeex bi du xeexu Grand Yoff kese du xeexu tamit maire Grand Yoff kese. ana ban message ngay lancé ñi nga xamante ni ñoo ne ci gox bi ci yëngu. mais xeexu ñëpp la ñëpp jàpp nee naa bu ñu paree fii loolu ñu am nun wax naa dinañ ko envoyé incha allah mu maire Patte d'Oie 400 gants pour mu joxal ñu ko wax na bu ci xeer su ma paree envoyé aussi ki nga xamante ne mooy maire Cambérène 200 gants mu envoyé ñu ko poste centre de santé parce que ñun dañ jàpp ne commune bu nekk li nga am ngay jël sunu grand Lamine Moussa Sy moom yàlla dogal na yu bari moom jut nañu si ñu ngi koy def donc ñeneen ñi nga xam ne aussi yàlla xam peut-être mooy commune tolloowul ku nekk coppati sa bos dimbale sa morom loolu mooy solidarité loolu mooy tax feebar bi law fépp feebar bi du moins bañ a tas fépp parce que bu ku nekk toogee sa ruq rek gérer sa bos yow kese mën na compliqué mais loo am mu néew mu bari fexe ko ki tege ak yow nga accompagner ko si moom tamit moom bu amee dara loo xam amoo ko mun accompagner su ko defee ñu liggéey la main dans la main jàppalante te loolu incha allah ñu ngi si daañu xool nu ñu boolee suñu doole ñu ñëpp ñu arrondissement bu Parcelles Assainies jàppante ba xeex affaire bi si gannaaw suñu sous-préfet bàyyi ko Ibrahima Mar ba lii ñu bëgg def si arrondissement bi ñu def ko ba feebar bi bañ a bari trop suñu arrondissement bu ku nekk xeexee sa gox commune arrondissement bu ñëpp xeexee comme noonu je pense que yàlla mën na defal sutura ba feebar du law. waaw xanaa remercier leen rek remercier vraiment seen site bi bu baax a baax gis nañ lu ñu xewle yéen a ngi taxaw bi ñu dooree suñu chantier sax ñoo yële woon ba tey tàgguwuñu na génn te sax duñu tàgguwuñu na génn ba ñu def bilan pour Grand Yoff mais li am solo mooy li tax ñu jóg tey mooy affaire corona ñu ngi naan yàlla ñëpp jàpp si li ñuy lancer message daal
nañu toog seen kër set téye xale yi loo xam ne du farata jarul dem di doxi farata bi nag na ko ñëpp ku am farata dama dox mais loolu farata duñ ko doxi voilà nag ñu toog si kër gi jàpp seen jàmbur parce que toog léegi prévenir u bañ am malade moo gën dem ba moment boo xam ne dañ naan bu kenn gënati toog leen bu leen dajaloo moo gën yomb bu kenn gënati te buñ toogul yam président fi mu jëm pour sauver Sénégal yi danaan bu kenn gënati sa kër su waaw mooy gën a metti te kon nañu topp ndigal li mu wax ne bu ñu dajaloo bu ñu joxe loxo nañu moytu bañ a génn si mbedd yi je pense que loolu moo gën a yomb xëy na la toogal sa kër da nga toog par force parce que nag boo toogul ñun daañu suñu mesure ba nga toog parce que ñun la yàlla dénk tey ñu war a saytu lépp loo xam ne daa askan te bu président waxee nag mel ne le maire bi wax na préfet wax na keneen wax na voilà merci beaucoup.